Toujours dans votre journal People de la semaine à la présentation Seydina Tange Tandian mu Serigne Saliou sur le canal 33 Leral TV jamono ji nag dañu ràññee benn violence boo xamante ni am na ci Sénégal moo tax bañ ko xayma violence yoo xamante ni am na fii ay doomu aadama yoo xamante ni faat nañ leen à cause de arme blanche lañ leen rey maanaam lu jëm ci ay paaka wala bouteille toll nañu ci téeméeri doomu aadama yoo xamante ni fii atum 2019 bi ba 2020 rey nañ ci lu toll téeméeri doomu aadama lépp mi ngi jëm ci wàllu arme blanche. Plus de 100 personnes ont été tuées au Sénégal par des armes légères et petits calibres entre 2019 et 2020. Des centaines de millions de francs sont aussi perdus. Ces révélations ont été faites ce jeudi par Amadou Koumbatine Beng, chargé des recherches et du gouvernance sécuritaire du mouvement contre les armes légères en Afrique de l'Ouest, Malao. Et c'était en marge d'un atelier de partage du monitoring 2019-2020 sur les violences armées au Sénégal. À la question de savoir dans quel cas de figure ces armes ont fait l'objet d'utilisation ou d'usage, le chargé de recherche et de gouvernance sécuritaire au niveau du Malao répond: ces cas de figure sont liés à certains types de trafic. Par rapport à ces monitorings, nous sommes rendus compte que la plupart du temps, ce sont dans des attaques à main armée et des braquages que ces armes sont utilisées et les populations ainsi que les commerces civils sont les plus impactés en matière d'usage et d'illicite de ces armes. Ces monitorings 2019-2020 que nous sommes en train de partager ont eu des impacts assez négatifs sur le plan économique avec des pertes évaluées à des centaines et des centaines de millions de francs CFA. Des commerces, des stations-service et des dépôts de gaz ont été menés, même impactés au plan social. Il y a eu également des impacts négatifs, a soutenu Amadou Koumbatine Beng dans les colonnes du journal Libération. muy ko nga xamante ni daal moo jëm ci lépp loo xamante ni jëm na ci wàllu saytu lépp loo xamante ni jëm na ci wàllu sécurité nee na daal suñu xaymaa gis nañu ay commerce ay station service ay dépôt gaz yoo xamante ni braqué nañ leen te ci biir braquage yooyu ñooñu lu ñuy jëfandikoo muy ay armes légères su ngeen déggee armes légères maanaam mooy ay paaka ay jaasi ay coupe-coupe maanaam lu toll ci téeméeri doomu aadama daal faat nañ leen fii ci Sénégal maanaam ci atum 2019 2020 muy ay violence yoo xamante ni gis nañ ko ràññeewaat ko bu baax a baax jamono ji ci Sénégal lan moo indi violence yooyu war nañu xool lan moo ko indi ndaxte suñu jógee ci violence yooyu dañuy dem dimanche bii passé fii ca Arena gis ngeen diggante combat Papa Sow ak kii di Siteu naka la mujjoo combat boobu mujjul antu ginnaaw buñ ko programmé ci diiru ñaari at combat bi amul promoteur bi yëkkati alal bu bare takku ci lépp lu jëm ci wàllu organisation bi promoteur bi teg na ko bëri yi li ñu leen waroon fay nañ leen ko desal leen seen reliquat déposé ko foofu stade bi fees del mel loo xamante ne bi Arena am nekkee Arena ba tey ji doomu aadama musu fa duggee noonu mu doonoon benn combat boo xamante ni ñëpp a ci amoon yaakaar dem ba quelques minutes avant combat bi ñu gis fa benn violence boo xamante ni deret moo sang kii di Papa Sow waroon jàkkaarloog Siteu lu waral combat boobu nañu seetaan vidéo bi. kon yaakaar naa ni ñoo seetaandoo vidéo bi nga xamante ne mi ngi xewe woon dimanche bi passé foofa ca combat bi doxoon ci diggante Siteu ak Papa Sow muy combat boo xamante ni Pape Abdou Fall moom moo ko tëggoon maanaam ñàkk ci alal bu bare
amateurs yi solu sañse déplacé wu dem ba arena ba lépp ngir seetaan combat boobu ñi daggoon seen ticket mu duñu am lu leen neex ñëpp naqar la ñu génnee foofu ndax lan gis ngeen Papa Sow ni ko tëggkatu sabaru Siteu bi sànnee sabar ci bopp bi toj deret ji sàng ko ba nga xamante ni médecin yi bi ñu ko consulté xam nañu kii di Papa Sow warul mën a bëre moo tax combat boobu mujjul egg donc muy violence boo xamante ni gisaat nañ ko ci biir arène bi maanaam violence la boo xamante ni tey je crois que war nañ ci jóg tey responsabilité bi nag kan lañ koy situé wu je crois que responsabilité bi du ci Siteu responsabilité bi du ci Papa Sow ndaxte Papa Sow bëree moo ko indi woon Siteu bëree moo ko indi woon ku nekk xam na Siteu ni mu mel ci dal ku nekk xam na Papa Sow ni mu mel ci dal ndaxte Siteu ci boppam témoigné woon na fii ne Papa Sow daf ko respecté daf ko naw ci communication ndaxte ku nekk xam na ni Papa Sow communication bu baax lay joxe ku nekk xam na ni Papa Sow dafa dal ku nekk xam na ni Papa Sow dafa yaru xëy na nag làmb affaire fair play la làmb affaire boole la kii di Papa Sow ak Siteu ñoom ñoo bokk ndey ñoom ñoo bokk baay Sénégal la ñu bokk ñoom ñaar ñëpp seen carte d'identité soo ko ubbee ay sénégalais ñoo si ne tey Siteu tax na Papa Sow am ay millions Papa Sow tax na Siteu am ay millions donc je crois que ñoom ñaar du ñu ay ennemis tëggkat sabar bi nag dañ ko fay pour mu tëgg sabar je crois que tey du woon yoon muy yëkkati ay sabar di ko sànni mbër du yoon muy yëkkati sabar di ko sànni mbër ndaxte sabar boobu mu yëkkati di ko sànni mbër ndaxte nee nañu gis nañu Papa Sow jóg daw da war a dem xaw ma dafa doon saraxe ci xaw ma lu mu doon def mais daw bu mu daw bi daal ñëw jublu foofu la tëggkat sabar bi li ñu gis ci vidéo bi yëkkati sabar bi daal di ko koy sànni si la boppam toj na tëggkat sabar boobu jàpp ni moom du mbër moom gañewul ci millions yi moom takkul ngemba takkul jaaj tëggkatu sabar la dañ ko fay uniquement pour mu tëgg Siteu da ko fay pour mu tëggal ko sabar je crois que warul woon yàq làmba ji tey ji je crois que war nañu xoolaat tey violence bi ni mu mel ci biir dëkk bi violence bi ni mu mel ci biir arène bi violence bi ni mu mel ci Sénégal tey borom écouteurs yi agresseurs yi je crois que Sénégal violence bi mi ngi koy gagné je crois que il est temps que tey ñu jëlaat suñuy responsabilité jël suñuy mesure ba nga xamante ni sécurité dina gën a am ci dëkk bi ndaxte gis nañu fan yi passé quand même le ministre de l'intérieur Antoine Diome mi ngi def liggéey bu am solo parce que gis nañu ay commissariat de proximité yoo xamante ni mi ngi koy inauguré ba tey baax na mais nañu gën a renforcer waat sécurité bi même su jaree ñi génnee armée bi parfois di leen bàyyi ci koñ yi di leen dugal ci biir ndaxte dëkk dafa war a am sécurité dëkk su amul sécurité dara du fa am ndaxte pour jàmm mën a am pour nit ñi mën a dox seen soxla foog sécurité am je crois que combat boobu tey lii moo ko yàq li ko yàq nag du kenn ku dul kii di tëggkat sabar bi je crois que aussi war nañu xoolaat dispositif arène nationale bi ndaxte tey arène nationale bi ni mu dippoo bokkul ak stade Demba Diop bokkul ak stade de l'Amitié fi nga xamante ni foofu lañ doon tàmm di bëree ndaxte tey CNG aussi am nañ ci part de responsabilité ndaxte tey mënoo jël mbër bu mel ni Siteu mbaa mbër bu mel ni Papa Sow nga xamante ni ku ci nekk mbooloo bu topp ci sa ginnaaw nga jël cumikaayu Papa Sow teg ko ci wetu tëggkatu sabaru Siteu nga jël cumikaayu Siteu teg ko ci wetu tëggkaayu sabaru ki Papa Sow donte tëggkatu sabaru Papa Sow ku nekk xam nañu quand même bàyyi Demba Ndir maanaam waa Kër Sañ-Sañ ay nit yu dal lañu am nañu professionnalisme ba yu bëre du dal seen kaw tey je crois que CNG mooy njëkk fautif boo xamante ni moom la ñuy jàm baaraamu tuuma ndaxte tey suñu bëggul woon incident bëgguñu woon violence wala ñu xool arène bi naka lañ leen di tàqalee ba nga xamante ni Papa Sow su jógee ci cumukaayam di dem ci tëggat sabaram du romb tëggkatu sabaru Siteu ba Siteu su jógee ci cumukaayam di dem ci ay tëggkat sabaram du romb tëggkat sabaru Papa Sow je crois que CNG bi aussi foofu fauté nañu ñu gis arène nationale bi nu mu meloon ak nit ñu gis benn mbër boo xamante ni moom moo signé contrat moom moo entraîné moom mooy sëgg ci biir géew mbër bi bëgg a ànd ak 25 wala 30 personnes mais pour lan 30 personnes boobu voyez-moi lan la ñuy def ci biir arène bi je crois que CNG tey li ñuy dagg ci ay reliquats di ko yor ci xaalis war nañu xool yan disposition la ñuy jël ak naka la ñuy assainir waat arène nationale bi ndaxte coow bu am ci biir arène bi je crois que tey arène bi jaxasoo na ba jaxasoo ba nga xamante ni doo xammee kii la doo xammee kële la tey su dul woon ay caméra ak ay vidéo kenn du xam kan moo sànni Papa Sow ndënd bi donc foofu lay nekkaat benn coow ñu naan diw la wala du diw je crois que arène fi ñuy bëree ñaari ponkal yu entraîné takk seen ay jàjj wuti seen ay gàllaaj mu jaral lu nekk war na doon loo xamante ni lu fluide lay doon war na doon loo xamante ni lu transparent lay doon ba nga xamante ni képp koo xamante ni foo toll da ngay gis waaye tey war nañu jamaat baaraamu tuuma kii di CNG tey combat boobu su amul mën naa ne responsable bi majeur bi du kenn ku dul tëggkatu sabar bi nga xamante ni moo yëkkati ay ndënd di ko sànni ay doomu aadama je crois que dof yi sax xeexatuñu nekk ci biir làmba yi di sànni ay ndënd juum na nag juumaat na dem jéggalu yi ñi xam ne Sénégal ñoo ko bokk kenn mënu ko xaar ñaar CNG bi tamit jëlaat ay disposition ci wàllu arène nationale jëlaat ay disposition ci wàllu mbër yi jëlaat ay disposition ci yaraat xale yi aussi
parce que tey ñi ngi naan nañu arrêté lamb non bu ñu arrêté lamb ndaxte suñu arrêté lamb am na lu bëri lu mu yàq ci économie ndaxte lamb mi ngi dundal ñu bëri ci économie mais lan moo ci des nañ ko réglementé lan moo ci des nañu yaraat suñuy bopp ndaxte ki jógee sa kër ñëw di seetaan si lamb je crois que violence waru la fi indi mais jamono jii da nga am ñoo xamante ni ñàkk yar moo leen fi indi da ngay gis ci lamb ji ñoo xamante ni du n'importe quoi la ñuy def tey loolu mooy semer violence ci biir lamb ji en tout cas on peut dire que Papa Sow gàcce ngalaama on peut dire Siteu gàcce ngalaama ndogal moo ñëw nag ndogal boobu nag xëy na yàlla won nañu ko fi violence bi nag mi ngi commencé gagner du terrain au niveau du Sénégal nee naa leen luy raam ca ñag ba la jëm nañu teel a jël suñu ay disposition suñu jël suñu disposition tey ëllëg dina gën a métti ba tey ji suñu jógee ci stade ba fële ca stade Ngalandou Diouf ca Tëngéej gis ngeen la fa xewate maanaam violence ci wàllu nawetaan bi nga xamante ni fair play la woon affaire u quartier affaire u koñ maanaam moo indi violence ci benn demi-finale ba benn xale bu am ñaar fukki at ñàkk ci bakkanam xale bi ba muy tàggu yaayam ne maa ngi dem seetaani football bégal xolam de moo ko cikkatoon waaye du woon ay ak histoire tey waajuram yooyu su leen leeroon ni seen doom ji su demee du dellusiwaat ci biir kër gi yaakaar naa ni duñ ko bàyyi mu dem ci biir stade yaakaar naa ni football su demee bay boole ni ko Youssou Ndour waxee football dafay boole nit ku ñuul boole nit ku weex mais suñu demee ba nawetaan suñu biir ay quartier dem duñu diviser ba ñuy rayante suñu biir je crois que la violence est en train de gagner du terrain dans notre pays et il est temps que ñu xoolaat bu baax naka lañ def pour réglementer violence yi gis nañu le président de la République lors du conseil des ministres jël na ci ay décisions nee na violence yooyu dina ci jóg je crois que ñeneen ñi ngi naan nañu arrêté nawetaan non pourquoi ñu arrêté nawetaan ñun depuis ñu nekk xale ba tey nawetaan mi ngi am mais nawetaan histoire de fair play la woon nawetaan histoire de quartier la woon nawetaan histoire la boo xamante ni quartier bi dañ doon boole foo ñu bokk fooree nawetaan da doon am ay troupe théâtrale nawetaan da doon am ay culture générale mais yooyu yëpp nañ ko ci delloo ci waat jàngalaat xale yi yaraat xale yi xam ne ni du affaire ennemi maanaam nga dëkk koñ bi ma dëkk koñ bi sama mag am fii jabar sama rakk am fële jabar kii am fële doom ba pare ñu bëgg a rayante suñu biir je crois que ñi ngi commencé def yëfi bàyyi ma ndaxte yëfi nit méngoowul ak loolu tey nawetaan mën na am mais nawetaan yi nañ ko réglementé naka lañ koy réglementé nawetaan vacances moo taxoon ñu ko doon def su école tëjee maanaam ñu ne vacances la maanaam dañuy dem foowi quartier yi àndandoo ñi bëggalante ku ci nekk gis sa bopp mais nawetaan su demee bay continuer ba mois de décembre nañu xam ne loolu dootul nawetaan pour man lépp mën na nekk mais réglementation donc moo des suñ ko réglementé ku nekk yaraat sa bopp ñëm ñi jiite nawetaan yi aussi jël yenn disposition yoo xamante ni war na ci je crois que lépp dina jaar yoon en tout cas lenn gis nañ ko daal jamono ji sport bi mi ngi indi violence bu dul jeex ci biir réew mi deret baa ngi tuuru ñu ngi koy gis partout nee naa leen nag lii raam ca ñag ba la jëm sénégalais xamul prévenir tubaab nag nee na prévenir vaut mieux que guérir gis ngeen ci sport bi la jógee Papa Sow deret moo tuuru Ngalandou Diouf benn nit dee ñi ngi jëm ci ay campagne électorale te chaque fois ñu yor waxu nervi je crois que nañu jël seen ay dispositions xam ne violence bi suñ ko arrêté wul ay doomu sénégalais neen ñoo ciy ñàkk seen bakkan violence bi suñ ko arrêté wul ay doomu sénégalais ñoo ciy gaañu violence bi suñ ko arrêté wul ay deretu doomu sénégalais ñoo ciy tuuru donc violence soxlawuñu ko ci Sénégal Sénégal dafa soxla stabilité Sénégal dafa soxla paix Sénégal dafa soxla quiétude Sénégal dafa soxla liggéey pour mën a développer wu je crois que jot na tey ñu delloosiwaat xel yi muy autorités yi di président de la République di ministre de la justice di ministre de l'intérieur Antoine Diome que nous saluons travail bi nga xamante ni mi ngi koy def jamono yi ci wàllu police ak wàllu gendarmerie muy un ministre incontestable ndaxte le président Macky Sall aussi a fait un bon choix ndaxte bi mu fi tegee ñenn ñi dañ doon jàpp ni que ñii ay mag lañu mu xool ni ko opposition bi ñi ci gën a rëy làmmiñ ay jeunes lañu mu ne xaaral ma indil leen seen morom ba mu leen indilee seen morom mi ngi leen di woon ni que mën nga nekk jeune liggéey te doo ci boole wax. te Antoine Diome gis nañ ko ba mu fi nekkee ba tey ci liggéey la nekk bërki dem ba mu ñëwee assemblée nationale ku nekk mi ngi koy tiré gauche mi ngi koy tiré droite mais ba mu defee discours am je crois que réponse bu pertinente la leen jox te képp koo xamante ni jeune nga te Sénégal ñor la soo ci sukkandikoo li nga xam ne voici un ministre boo xamante ni Sénégal soxna ko muy ndaw ndaxte nee nañu ko l'espoir d'un pays se résulte sur la jeunesse et aujourd'hui pour nga yor intérieur maanaam yor kaaraange yor sécurité foog nga doon ndaw xam ndaw yi lan la ñuy jànkonteel donc na redoubler waat d'effort nga xamante ni violence bi dina wàññeeku képp koo xamante ni jàpp nañ la ci wàllu violence wala jàpp nañ la ci wàllu arme blanche nañ la teg ay sanctions ay daan yu métti ba nga xamante ni askan bi yëpp ciy teg seen bët ba ëllëg ak ci biir keneen ku ci bëgg a dugg di nga xam ne lii kat su ma ci duggee lii moo ma ciy fekk en tout cas muy violence boo xamante ni mi ngi gagné du terrain ñu gis ko fan yi ci làmb ji gis ko ci football bi maanaam ñi ngi jëm ci ay campagne électorale jëm ci ay élection violence bi suñ ko arrêté wul dinañu gis plus pur au Sénégal